ñu leen di nuyu ci seen émission sociétale tey ñuy dalal ci sunu plateau Jacques Gomis responsable politique la bu Grand Yoff commune bu Grand Yoff nekk itam doomu Grand Yoff muy koo xam ne nag développement commune boobule da koo soxal lool ba tax mu def ay jàngat yu am solo ci commune boobu ñu fas yéene waxtaan ak moom jàngat yooyu la fas yéene itam waxtaan ak moom ci maanaam ambition bu mu am ngir diriger commune boobu di Grand Yoff monsieur Jacques Gomis ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay déglu nuyoo bi di la sant di la gërëm tamit ci invitation bi balaa ñuy tàmbale waxtaan bi maa ngi jël benn minute rek pour jaale Serigne Béthio Thioune waajuram yi taalibeem yi naqar bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. bon Serigne Béthio Thioune dafa nekk koo xam ne mus naa toog ak moom di wax ci yu bëre xam naa tey su ma sañ-sañ bu ma yor tey bokk na ci ñi mu ko jox tamit ñoom tamit am na honorable Moussa Sané tamit Cheikh Tidiane Gadio docteur Cheikh Tidiane Gadio Charles Faye Serigne Mor Mbaye le psychologue voilà donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. waaw comme ni ma ko waxee sànq ci tàmbali bi nga nekk doomu Grand Yoff. waaw nekk responsable foofu ci commune boobu. développement commune bi soxal la ba tax nga jël sa temps bu bëri consacré ko def maanaam ay études étude boobu wan ne la commune bi am na ay jafe-jafe wàllum santé jafe-jafe ci wàllum environnement jafe-jafe ci wàllum sécurité wàllum administration état civil te loolu lépp nga def ci ay taxaw seetlu parce que yéen a ñëw waxtaan ak ñun ci yooyu poñ. lan mooy jafe-jafe Grand Yoff yooyu. waaw comme lu nga wax léegi rek Grand Yoff dafa ni gox boo xam ne am nañu presque 200 et quelques mille habitants gox boo xam ne la tamit lu ñu wax mooy carrefour la parce que képp ku jógee Ngor bugg a dem biir Dakar da ngay jaar Grand Yoff képp ku jógee Padois Parcelles bugg a dem biir Dakar da ngay jaar suñu Grand Yoff tey dafa ni gox boo xam ne képp ku jóg rek lu muy wax ci Grand Yoff du lu rafet donc loolu ñun doomu Grand Yoff dañ ci sonn lool loo tax ñu ne képp ku bëgg a changement ci gox googu jugal nga taxaw parce que Grand Yoff lu ñu mun ci wax ci Grand Yoff gox la boo xam ne ñi fa dëkk rek ay valeur nañu am nañu culture am nañu valeur am na loo soxla feneen ci Sénégal ut ko Grand Yoff loo tax ma ne xalaat bi dem ba mu sore ma ne bon naa jug tamit takk samay dàll ne damay bokk ci guerre ci làmb ji parce que làmb ji boo xam ne yombul de dara yombul ci àdduna mais suñu Grand Yoff pour defar ko yomb na ci lan parce que soo demee ba taxaw mbirum sécurité bi ñaata doomu Grand Yoff ñooy toog par exemple ba 2 heures du matin ci bi ci di naan ataaya jeunes yi koo ci waxal ñu ne grand man de aw ma liggéey mais mun nañu commencer ci lenn parce que c'est comme que sooy tabax kër rek il faut nga commencer par def gas ba pare def fondation yi commencer couler béton yéegal. da nga yaakaar ne sécurité boobu lañu war a tàmbalee. non suñu tàmbalee ci sécurité bi parce que nit su demee ba xam ne mu ngi nelaw ak jàmm war na am suba tey su ma amul jàmm suba ma gis ne que lii tax na man may nelaw naa laajat leneen suñu tàmbalee ci sécurité bi après mun nañu dem ci santé bi mun nañu dem ci environnement bi mun nañu dem ci éducation bi mun nañu dem aussi ci sport bi ci culture bi parce que Grand Yoff yëpp moo fa am léegi suñ commencé ci sécurité bi mooy ni ñu créer lu ñuy wax groupe de vigilance mooy lan ay xale góor nañu jël ci koñ bu nekk quartier bu nekk Grand Yoff dinañ fa jaar ñu def concertation citoyenne mooy lan dañuy toog waxtaan xool lan moo ñu gënal pour suba suñu demee ba loolu koñ bu nekk ñu jël fa 10 personnes mooy fukki nit ne ñuy jël ne leen yow suñu toogee ñun ñëpp ñii ñu jël yëpp ñu ne leen yow lii moo tax ñu jël la yow sa koñ am na problème mais peut-être duñ la bàyyi sa koñ dañ lay yóbbu beneen koñ parce que c'est baaxul nit tëdd nelaw yéen ngeen toog ci boppu koñ bi di yuuxu ba 2 heures du matin di leen tere nelaw léegi nit yi suñu jógee pour dem liggéey yéen ngeen continuer nelaw parce que am na neneen loo leen def ñun dinañ la jox looy def pour suñu gox bi dem ci kanam donc groupe de vigilance boobu
nit yi dañ may ne ah mais léegi yow soo toogee mairie lu ñuy def lu ñuy def yomb na tamit parce que ñooñu ñu jël 10 personnes yooyu ñu jël ci koñ bu nekk dañ leen di ñëw transformer en agent de police municipale loolu mooy maire bi mooy nga xam ne moo yor Grand Yoff am na pouvoir de police boobu mooy jël ay nit pour ñu liggéey pour mairie bi liggéey pour gox gi léegi ñooñu dañ leen di transfert ak police municipale transfert nañ koy def ñuy ànd ak policiers yi ah dina am brigade PDS mooy pour man police warul toog ci bureau am rek di xaar ñu fekk si leen police dafa war a dem di fekki waa gox gi tamit di xam lan mooy seen naqar naka na ñuy def pour ñu ànd pour suñu koñ dem bu baax marché baa ngi nii pour nga gis fa police xaw ma ndax mos nañ fa dem mais ñun suñu toogee rien que ak groupe de vigilance bi gars yi dinañu jaar tamit ci marché bi xool soo gisee doo xam ne baaxul nga ñëw ñu transfert ñun ñu def suñu rapport envoyé ko mairie ñu envoyé ko sous-préfet affaire yi noonu la ñu envoyé ko commissaire de police bi tamit. jafe-jafe yi yemul rek ci sécurité wax nga tam wàllum santé côté santé moom. waaw côté santé bon man naqar la ci mën à part SAMU bi amuñu dara am nañu benn centre de santé bu nekk booru jumaa ji ah ñu ngi fay ñëw peut-être dina am ci fan yi dinañu am matériel médical buy ñëw dinañ leen yóbbul dañ koy yóbbu c'est pas parce que dañu bëgg a nekk maire rek man dama koy yóbbu parce que Grand Yoff laa dëkk keroog gis naa benn xale bu jigéen bu ma xam ak doomam ma ne ko fooy dem Padois Nabi Choucair mu ne ma non damay dem centre de santé bi mais ñooñu dañ leen war a jàppale pour ñu mun jàppale waa gox gi parce que ku feebar ku war a wasin tey fooy dem soo demut sami yaa ngi dem Nabi Choucair mais ñun Grand Yoff lañu dëkk. mais dégg nga ngay tudd CTO Grand Yoff la nekk. waaw waaw mais xam nga hôpital général Grand Yoff ay néew doole ñoo fa nekk. voilà loolu kenn du ko nëbb. voilà ñi am ba réew ñi amul ay sutural dañuy sutural seen bopp mais soo demee CTO xaalis bu ngay génnee foofu par rapport à loo war a génnee centre de santé bi du benn. waaw ba ñu ngi tabax ñu ngi ñaan yàlla tabax bi su paree ñu def liggéey boo xam ne musul am feneen parce que tey su nekkul hôpital soo wasinee fenn dañ lay jox lan dañ lay jox lu ñuy wax certificat d'accouchement nga dem mairie mais man je trouve gis naa sama xam-xam lu mu ma may mooy fépp centre de santé bi su taxawee képp ku wasin foofu balaa ngay génn dinañ la jox acte de naissance loolu mooy carte d'identité xale bi pour suba parce que tey Grand ñu bëree amuñu kayitu juddu ñu bëre ñu ngi préparer examen BFM wala bac amuñu kayit te suñu defoon loolu bu njëkk ba nga xam ne suñu sa yaay sa waajur su wasinee rek ñu jox la kayit boobu tey doo sonal kenn. wala kayit boobu tam mën naa am dina kii ndax mairie bi tam ñu ngi gis naa ne ñu ngi tabax ab état civil. waaw ñu ngi koy tabax ñun ñu ngi koy man bëgg naa lu ñuy tabaxee bëgg naa mais c'est pas parce que da nga tabax rek lu nga fay def loolu nga war a def voilà parce que Grand Yoff nekk nañu ville boo xam ne tamit ay médecins bëri nañ fa mais kenn du leen dem seeti laaj leen lu ñu mun lu ñu bëgg man nag ak ñun dañuy def plateau médical mooy centre de santé bi su paree médecin képp ku yeewoo Grand Yoff ah dañ lay laaj nga jox ñu tuuti doole pour ñu mun dem ci kanam mooy sa spécialité diñ ko fa bind jarul ngay dem hôpital jarul ngay dem feneen sa gox foofu mun nga fa fajoo parce que dañu ne képp ku fajoo sa gox foofu ngay defee loo xam ne yaakaaruloo ko d'accord donc suñu jógee ci sécurité bi wax naa ci santé bi tamit mais environnement bi tamit c'est très important parce que man daf may naqar guddi bu nekk su may génn di doxantu may gis nit yi di ñëw di tuur seen poubelle yi ñu xaar oto mbalit ñëw mais oto mbalit ñii di fa liggéey ah ay nit nañu comme yow waroo ñëw di tuur sa mbalit ci suuf ñoom suñu ñëwee ak seen loxo parce que amuñu matériel pour def ko loolu man tamit daf may naqar solution bi mooy nañu ñaan yàlla tamit ah maa ngi ñëw ci état bi mu jox ñu suñuy licence suñu joxee licence ñun dinañu ñeenti auto poubelle camion poubelle muy dox biir Grand Yoff xam naa bu boobaa Grand Yoff comme tubaab bi lu ñuy wax dañu nekk Grand Yoff ville propre parce que tey naqar na lool foo tourner biir Grand Yoff ngay gis ay mbuus foo tourner nga gis ay kopp ñii di naan café ba pare soo naanee café xoolal foo koy sànni mais nga sànni ko loolu ñu ngi nawet baa ngi ñëw suñu inondation yi peut-être suñu respecté woon tuuti environnement bi tey kenn du wax et maa ngi ñaan tamit képp ku am balcon biir Grand Yoff def ci ay fleurs dina baax pour yow dina baax pour askan wi lu tax parce que oto yi di jaar ak seen pollution yi pot d'échappement yi lu muy génne ah je crois que ñi am asthme ah dina leen jàppale lu bëri tamit environnement saxal garab. économiquement tam gis nga ne am na ay activités yoo xam ne bu ñu ko mënee def ci ay différents secteurs mën na suqali
commune Grand Yoff loolu yan activité la. mais déjà fu mu ne nii am na activité yu bëri yoo xam ne ñu am na ñu koy def mooy ñii di yar ginaar ah mais loolu dafa baax mais nañu def loo xam ne Grand Yoff dina dem ci kanam parce que tey man maa ngi yar ah man dinaa dem ci kanam mais yow demoo ci kanam xaalis yi ñuy joxe di ne bon tey ñu ngi joxe 500 000 ñu ngi joxe 12 millions suñ ma ko andilee man xam naa Grand Yoff kenn du wax dara lu tax parce que man su ma la joxee tey yow loo xam ne yar nga ginaar yi ngay jaay li nga jaay di nga ci génnee téeméer nga delloo ma ci ginaar bu nekk téeméer boobu ma jox keneen ma joxaat keneen am na xar am na loo bëgg a yar mën nga ko yar mais nañ ko yar ci milieu boo xam ne dina tax nit yi bëgg parce que tey war nañu bëgg mais mënuñu bëgg lu tax parce que lu ñuy wax suñu gox moo ñu naqari te naqar boobu ñu ngi ñaan ñu ànd parce que benn nit rek mënul defar dara kaay leen ñu ànd ñu xool naka nañ mun defaree suñu gox parce que Grand Yoff képp ku xam Grand Yoff xam na Grand Yoff lu ñuy wax ci Grand Yoff amul Grand Yoff am nañ fa ay artistes am nañ fa ay footballeurs am nañ fa lu bëre mais tey xale yi suñu leen gisee ñu mel nii c'est que dafa am lu ñu soxla te lu ñu soxla ñun amuñu ko de mais suñu àndee dinañu xam fu ñu koy utee dinañ xam fu ñu koy utee. sànq soulevé nga tam maanaam ay activités culturelles yoo xam ne mën na nekk tam benn facteur de développement à travers ay festivals. non bien sûr mais Grand Yoff ñaata ethnie Grand Yoff ñoo fa nekk man Njaago laa mais am na ay Joola am na ay Séeréer au total xam naa am nañu 65 ethnies ñoo xam ne ñu ngi dëkk Grand Yoff donc Sénégal région bu nekk ci Sénégal et même yeneen dëkk yi am nañ ko Grand Yoff mais imaginez xalaatal ñu def année bu nekk ñu organiser carnaval année bu nekk ñu organiser carnaval ah loolu Brésil sax du ñu raw ah am nañu ay artisans mais yow sooy organiser carnaval artisans yi nag leen ñu soxla ñaata tailleur ñoo nekk Grand Yoff mais tailleur yooyu suñ leen defaree par exemple Grand Yoff Fashion Défilé première édition mais dinañ ko laajaat di laajaat mais Grand Yoff dafay changer Grand Yoff doo fa nekk rek ne man dama bëgg a Grand Yoff te amoo idée pour Grand Yoff waa Grand Yoff dañu bëgg a dund ci lu ñu am te foog naa amul benn gox fii Sénégal bu ëppalee Grand Yoff donc nañu jox nit yi loo xam ne mën nañ ci jàpp lépp loo gànnaaw yow rek lu mu lay njëriñal suba yàlla xam donc comme tubaab yi lu ñu wax mettons en valeur nos artisans. bu ma la déggee daal bu ma la déggee nekkul ressources humaines manqué wul Grand Yoff ressources humaines am na xel mi tam mu ngi fi organisation benn synergie moo manqué bu ma la déggee. waaw mais est-ce que synergie boobu nag est-ce que am na tam ci autorité politique yi parce que Grand Yoff gis nañ ne daanaka parti politique yëpp ils sont représentés par des responsables à Grand Yoff synergie boobu tam est-ce que gis nga ko côté politique est-ce que gars yi booloo nañ est-ce que ñeneen ñi booloo nañ est-ce que scientifique yi booloo nañ est-ce que synergie boobu am na. man suñuy wax ci booloo boobu man gisuma politiciens yi ñu booloo parce que suñu booloo woon ñun ñëpp ànd liggéey ñun ñëpp bu ñu xalaat ku nekk xalaat man maa bëgg man maa mun benn nit munul suñu àndee mooy gën a gaaw que suñu demee ñun kenn nañu toog ñu def suñu concertation ñu xool fan nañu yóbbu suñu gox politiciens yi nekk Grand Yoff da nga leen di gis élection su amee ñëpp dañuy ñëw parce que ñëpp soxla Grand Yoff mais est-ce que xalaat nañu waa Grand Yoff lu ñu soxla ci ñoom man tey soo ñëwee di ma jox saaku ceeb di ma jox saaku soble naa ko jël ma lekk mais suba su ma amee loo xam ne mun naa ci jàpp sama njaboot jàpp ci mu koy andil weer bu nekk yow dootuma la soxla mais naa la gërëm parce que yow yaa tax ma am lii nga xam ne moom lay dundalee sama njaboot donc nit munoo ko jënd nit da ngeen war a ànd ngeen liggéey jënd ak liggéey du benn parce que lu ngay jënd dafay jeex mais lu ngay liggéey dafay nekk ba yàlla xam mais loolu laa gis man kaay leen ñu ànd ñu liggéey mais waxuma leen kaay leen ñu ànd ñu jëndi nit yi parce que nit munoo ko jënd nit da ngeen di ànd ngeen liggéey nit da ngeen di ànd ngeen développé ngeen def seen gox mu dem ci kanam bu boobaa amuñu dara lu ñuy wax voilà. dëgg la lan mooy nekk kon sa kàddu bu mujj Zack Gomis ci émission sociétale. man sama kàddu bu mujj su dee man rek mun nañ fi toog wax loo xam ne moom nañ war a def mais sama kàddu bu mujj mooy comme lu ma wax démb honorable député Moussa Sané ñëw leen ñu ànd suñu àndee dinañu dem fu sore
mais ku nekk su demee boppam suba lan mooy andi tasaaroo keneen mooy jóge feneen ñëw ne ah man ne Grand Yoff laa bëgg te dëkkoo Grand Yoff Grand Yoff ku ko bëgg dafa laaj nga dëkk ci biir gox gi ngay yeew ci biir gox gi ngay am lépp ci biir gox gi ngay respecter surtout waa Grand Yoff parce que Grand Yoff bugg ko yomb na lool mais defar ko moo jafe donc kaa leen ñu ànd ñu defar suñu gox muy honorable muy keneen maa ngi laaj nguur gi tamit ah bu ñu ñëw Grand Yoff rek pendant les élections ne ñu ñëw ñu commencer ànd léegi ndax ñu préparer ëllëg l'avenir appartient aux enfants et les enfants de Grand Yoff nous on en fait partie mooy ah nañu xalaat suba lan nañuy mun bàyyil suñu xale yi mais bés ni ki tey ñun ñu ngi ci te du ñu bàyyi kenn ñëw def loo xam ne du ñu neex. bés bi yàlla defee ba nga jiite mairie bi daal kon mën nañ am yaakaar ne yi nga wax yëpp nañ ko appliquer daal Grand Yoff dina changer maanaam. man loolu lay ñaan te loolu lay ñaan bés bu nekk suñu borom su ma toogee nekk maire Grand Yoff man ak ñenn ñu nekk maire Grand Yoff parce que benn nit mun nañu wax moom mooy maire mais dafa ànd ak ay nit mooy conseil municipal mooy adjoint Grand Yoff. Grand Yoff foog naa peut-être su ngay wax nit yi dañuy ne dama nekk di gént mais Grand Yoff dina mel ni Paris parce que am nañu loo xam ne mun nañ ko def mu mel ni Paris am nañu ressource bi am nañu nit yi donc ngir yàlla kaa leen ñu booloo ñu mun dem ci kanam bu kenn wax man kenn naa dem man kenn maa mun man kenn sama poche diis na sa poche lu mu munti diis bés suñu borom di la woo sa poche fii nga koy bàyyi li ci nekk fii nga koy bàyyi donc loolu commencé ko léegi ñu ànd liggéey ñu defar suñu gox pour mu dem ci kanam parce que mun nañ ko def loolu. monsieur Zac Gomis ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi maa ngi invité tamit internaute boo xam ne am na lu mu ñuy boole lu mu ñuy dollil pour ñu mun dem ci kanam na ñu jaar ci yéen su bëggee ñu toogaat ñu wax parce que comme lu ñu tàmm wax rek kii day wax rek mais du def mais kuy wax ñu jox ko lu muy defee kenn dootul wax. waaw ñu ngi jaajëfal itam mbokku internet yi ñu doon seetaan ci Sunugal 24 waaw tey ñu dalaloon Zac Gomis di responsable politique commune bu Grand Yoff nekk doomu Grand Yoff développement commune boobu soxal ko comme ni nga ko doon waxee mu def ci ay taxaw seetu yu am solo xanaa rek di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen émission sociétale ak beneen invité wasalaam.